sacrifice yi ngeen def pour man yëpp kooku kenn mënu ko fay dañ leen di ñaanal yàlla et puis bàyyi nag yàlla du dëgg parce que bëgg boo gis yëpp moo koy fay te je pense que Talla mi moom man xaw ma extraterrestre la xaw ma wàlliw la xaw ma lu mu doon kii parce que on s'est vu une fois et ça matul 30 minutes mais mu téye ma comme si wax dëgg yàlla dañoo bokk ndey ak baay waaw loolu nag wax dëgg yàlla man mënu ma ko fay honnêtement dama koy ñaanal yàlla parce que ci 30 minutes yu ñu toog di waxtaan ci la lii lépp judd et c'est son engagement personnel nekkul loo xam ne man maa ko demandé moom moo jël de son propre chef ne dinaa def lii ah loolu nag wax dëgg yàlla touché na ma nag mais le moment de dire ça exeggul dinañ dox di dem bés dina ñëw dina xam ne góor la ko seqal dina xam ne góor la ko seqal parce que dañu toll ci jamono joo xam ne c'est très difficile de faire confiance à un inconnu te mën naa jàpp ne période boobu inconnu laa woon ci moom donte ku ñu boole du inconnu ci moom mais mën nga boole nit ak nit mu am ci lu ko naqari bari na fi c'était pas évident mais nag yàlla na ko yàlla fay fépp fu mu bëgg a yegg yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortam et puis li mu gis ci manit yaakaar ko ba am espoir ne xëy na su jàppee dina dem yàlla na yàlla defal lu kawe suñu njort parce que ñëpp ay sénégalais lañ ñëpp ay jeunes lañ bu ñu magantee it matul 10 ans à part suñu grand peut-être n'est-ce pas maintenant ñoo war a bokk bëgg-bëgg ñoo war a bokk yéene ñoo war a bokk jëmukaay te yaakaar naa ne ku gis yow li ngay def ci dans le milieu artistique te su ma la tuddee tudd naa ñoom ñëpp nañ xam ne luy jëmale Sénégal kanam rek ngeen bëgg ñun nekkuñu ci volet boobu xëy na ñu ngi ci beneen volet mais les objectifs sont les mêmes donc àdduna moo mel noonu ñii dañuy jàpp fii ñi jàpp fii ñi jàpp fii ñi jàpp fii ñu dajale pour mu mën a jur dara kon nag vraiment dal leen jàmm yàlla na ngeen jig kër gi yàlla na leen kër gi jig yàlla na yàlla dimbali ñu commencé ci bismillah rahmaani rahim eggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin vraiment maa ngi leen di dalal waaw yegg si leen ak jàmm yéen a ngi seen kër. merci beaucoup. voilà. mais di la remercier surtout ci benn fait boo xam ni ça nous va directement au cœur parce que li ñuy wax njaboot fu mu mënti nekk vu que ñi muy njaboote toujours xelam ci ñooñu lay nekk. Dieu a fait que tey ñii man maay seen aîné mais ku ci nekk zone bi nga nekk dañuy xalaat toujours di am ay inquiétude par rapport ak ñu àdduna bi demee comportement bi mu war a am foofu mu nekk et c'est très heureux que nag tey moom mu ñëw xamal ñu ni fa mu nekk wéetul am na couverture et il est bien couvert et qui se déplace boo ñëwee ba fii aussi di nga gis ni couverture boobu wax nga ko léegi donc ñun ñoo la war a remercier ñun ñi nga xam ne suñu rakk wala suñu mag wala suñu doom nekk na ci benn dëkk lay xalaat ndax dina jaar ci yoon ngay xalaat ndax est-ce que nekkul di def yu bon yi xale yi di def ba tey mu daje koo xam même bu ñu ay morom mën na échanger ak moom mu teg ko ci yoon man bi mu ñëwee wax ma ne ma bëgg naa vraiment ngeen ñëw gisante ak ko bëgg naa vraiment ngeen ñëw échanger ak moom da ngay comprendre ni échanger na ak yow
que gis na loo xam ni tey mën na am fu mu ko yóbbu peut-être moom aussi mu indil la loo xam ni tey mën nga ko utiliser moo am fu mu la yóbbu et c'est ça la vie donc ñun ñoo lay remercier parce que tey nit koo mënti gis tey bu sañoon fu njabootam nekk mu dem fa xool na mu ko mais tey fii dañuy am la conscience tranquille parce que xam nañu tey daal fi mu nekk ak fréquentation yi mu nekk vraiment mënuñ ci am ay arrière-pensée dañuy xalaat rek ni ci yoonu bi donc encore une fois merci. waaw li ci des nag bu ñu toogee au fur et à mesure après les salaamaaleykum on va davantage. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp nag wax dëgg yàlla surprise bi moom defe naa buñ ci wax sax jarul muy gudd ndax mouvement les vainqueurs la ñu wax ana waa ca kanam ndam rek waaw ndam rek surprise bi nag mooy dañ leen defal single boo xamante ni ah defe naa ne ñun mënuñ def ba pare rek ne lii neex na defe naa ne yéen moom yéen a koy découvrir seen bopp ñu liggéey ci liggéey bu énorme ma ànd seeg sama frère sama rakk Bakane Seck mu jàpp ci jàpp boo xamante ni su ma koy wax sax damay mal placé pour wax ndax nit doo def ci mbir ba pare bëgg na lii laa ci def non jaru ko moom xam na man xam naa yàlla xam na waa Jële TV it xam nañ ñun ni ñu daan nekkee studio di liggéey morceau bi ñoom bu seen heure wàcc jotee sax duñu wàcc noonu la ñuy jaabantee ñoom it di partager di xool liggéey bi léegi-léegi Bakane du li muy suma rakk moo tax ma koy wax li muy ci li ko yàlla may ñi muy tëggal bariwul ñu ko maanaam mu participer ci album bariwul waaye bi ma ko xay projet bi daf ma ne kenn du ko tëgg maa koy tëgg buñ nekkee studio buy def sabari sax daf may fekk man mu dalal ma këram néegam ci kaw may tëdd bi muy dugal sabari ak bi ma wàccee di ko déglu di naan café ma ne ko waaye yow lii kañ mi ne ma non dugal naa ko depuis 9h ci suba ñu boole ci ay musiciens yoo xamante ne ay musiciens comme ni nga ko waxee musiciens yoo xamante ni musiciens de qualité parce que nag single yomb na single waxuma la benn fan single après midi sax am na balaa 5h mu jeex mais dafa ne grand ñun am na lu suñu tur di représenté te jëmm ji ñuy jàppale non single am dafa war a jël ay fan. ma ne ko waaw mais ay fan dafa am nu mu demee mi ne ma loolu du problème lépp lu mu laaj man sa frère la lépp lu mu laaj naa ko def ngir ñu génne produit boo xamante ni li nit di def ci album 6 morceaux ñun nañ ko def ci benn morceau bi yàlla dimbali ñu nag ba yàlla eggali yéene bi ñu génne single bi def ko les vainqueurs tuddee ko les vainqueurs te bu soobee yàlla comme ni Bakane wax rek Jële TV moom yàlla def na àdduna ñëpp leen di seetaan te collaboration bi mu nga xamante ni taxawal na ko ak les mouvement des vainqueurs du single rek moom fi mu bëgg a yeggal Mohamed man xam naa ko ñi ma àndal xam nañ ko te moom xam naa ko nag sama frère la waaye soo ko jàppee non day nangoo doon sa ngaaka soo ko jàppee te mu dëggu maanaam day nangoo doon sa taalibe waaw xale la mais xam naa ko bu baax ci man la topp ñu bokk ndey ak baay mu tuddee ma doom mu tuddee ko doom ku ne tuddee na sama doom booy xool sax ni macha allah da ngay foog ne moom mooy suma mag moo tax léeg-léeg dama naan ko grand frère damay nangoo doon anyway graw mu doon xale boo xamante ni jàngam soriwul mais bi yàlla defee li mu dogal dafa am lu mu teel a vision daf ne comme aw ma chance ci jàng bi feneen fi ma teg sama bët il faut moo def ak jom jouer tous les grands scènes du monde nag artiste boo gis muy jouer rek bëgg na jaar Wembley mooy stade bi gën a mag ci àddina bi Angleterre yàlla def mu ànd fa ak Baaba Maal ay yoonu te wanewu ko fenn li mu investir nii ku ci na xam ne ni ubbi télé waxuma ne studio métti na mais da ko gëm rek li ko ministre bi wax barki démb bi muy inauguré télé bi ne ko li nga def nii marqué nga point parce que dafa am fu ñu doon séntu tëggkat yi percussionniste dafa mu ñu leen doon séntu rek Mbaye Gueye Faye wax ko ne ko def nga loo xam ne sax man defuma ko dem naa fu nekk gis nduur mais li nga def nii taxawal télé non marqué nga point te wanewu ko fenn pour mu wàcc sax dugg fi gars yi fi ñuy liggéeyee problème la mais bu ko xëyee nag sama digganteeg jëmm ji toog nga xam daf ma jaral lu bari Mohamed oyofam
daf ma yéem suñu bi mu may recevoir ci mbedd la ma recevoir waaye ak ku ñëw fii xam ne ak am fu mu recevoir mais oyof ma ne ko président baal ma ñëw rek mi ne ma déedéet maa ñëw mu ñëw ñu toog waxtaan bu ndaw yàggut mais waxtaan bi dafa xóot lu bëri juddu ci ma ne ko nag naa dem Dakar waxtaan suma frère musique bi lañ njëkk a defar bi ñu defar musique ba baax na xamul sax defaguma texte xamul sax ku may woy kan la mais ba léegi bu doon keneen comme ni mu koy sànq rek xam nga léegi moom ndeysaan booy woy homme politique wala ngay woy koo xamante ne comme fi mu agsi tey say musicien wala ku la jege ko xamoon ne danaan voilà këpp nañ ko xaalis bu dul jeex day am parce que ñun ñoo xam ni ñuy dund waaye moom bi ma ko waxee sama projet ak Mohamed ba tey jii may toog di wax ak yéen barki Seydina Mohamed initiative bi mu doon demee rek na nice ma rafet mouvement les vainqueurs grands foog ñu fësal ko bëggu ma ci woon tudd dem ba woo Pape Diouf ne ko ah Talla pare na ñu nit foog ñu am lu ñu def kon nga xam ne moom it vraiment pare na cee jàpp ci côté bu nekk télé yi bu dee côté loo xamante ni mooy fësal mouvement les vainqueurs am na ginnaaw yàlla am na capacité pour fësal ko te yéen di ngeen ci teg seen bët di ngeen ci teg seen bët du lu ñuy waxee am na capacité bi kii suñu mag la ci administrative bi lay liggéey ba ni mu jëlee retraite ba mbuur gi ñu nekk nii wax dëgg yàlla li mu fi xam SMA Bakane xam nañ ko fi moom it pare na contribution ci côté mbooloo xam après di ngeen ko dinañ ko yaatal waaye daal fi may tëjee daal mooy ndam rek morceau bi noonu lañ ko tuddee ndam rek waaw tey su egsee fii nag fi may tëjee daal bu ñu demee ba yàlla def liggéey bi yëpp egsi fii mu yomb ci côté musicien côté studio côté lu ne mu métti trop ah yàlla ak suma frère bi la jàpp na ci quoi Bakane jàpp na ci trop te du ma taay naan jàpp na ci parce que xam nañ liñ ci dund reer sax soxnaam da doon wàcc di ñu koy nit ci studio bi duñ digérer du ñu reeree rek balaa ñuy naan rek mi ne maa ca grand ci benn morceau ñu jël ko liggéey ko 7 jours da ko Bakane doy na nag bàyyi ñu dem rek affaire bi moom président dina kontaan mi ne ma déedéet nañ ko liggéey jël ingénieur bi nga xam ne boo doon jël 4 ingénieurs yi gën a fort fii Afrique. sama jabar dem na sax ba créé ay feebar dem bëgg a jël butéelam lu ne ma ne ko Mohamed Ndiaye laa liggéey ñëwuma fenn léeg-léeg Bakane naan ko mais yéen bàyyi leen seen affaire yi dañuy liggéey lu nekk géem na ko mais ma ne ko nan nice rek Bakane dama grand nan nice rek. mais li ma ci yokk rek mooy na am visibilité. waaw lu musique bi neex te amul visibilité mooy genre. waaw yéen ñi ngeen xam ne que maanaam je pense que Talla li muy wax dama naan ko tout le temps sax jarul sax ñu ci kii mais mu xam moom it dafa xër. waaw Talla daa xër parce que comprendre la musique. ñii nga xam ne ci musique la ñu xool ñii soo leen tegee lu leen di déranger sax duñ ko bëgg a consommer mais signe dafa am signe bu baax. morceau bi ñu koy liggéey studio ku dugg si rek automatiquement da ngay fekk. ku dugg si rek ba ci ñoom Matar Diop suba teel sama rek ñoom ku dugg si rek affaire bi da lay kii dem na ba yaakaar Talla sama doom la moom day war a def journal ne ma mais Talla mii yow ah ma ne ko ban Talla moom pour man Talla bi ma ko tuddee la ma ne ko non Talla sama grand frère la donc li ci des mooy visibilité rek visibilité mooy defar ay série génn ko partager ko nit ñi xam nga yéen mouvement bi am na ñu am ay possibilité ci côté rajo yi fii Mbour ñun possibilité bi ñu yàlla jox Dakar avec animateurs yi ñu xam ak animatrices yi ñu am ñoom it ñu bomb affaire yi loolu la rek gars yi moom soo leen tegee pression parce que li ñuy muy li may yëngu ak li ngay yëngoo yéen politique ak musique moom fii ak defoo tapage soo bëggul def tapage moom c'est pas la il faut nga def tapage ba pare que même su dul Talla aussi tamit xool ñi ngeen xam ne que peut-être que ñu ngi dëkk fii am Talla mu ngi ci milieu bi ñu am yaakaar ne que peut-être que soo leen jàppalee mën na indi leneen aussi xam nga yaatal affaire bi Talla mën na la proposer ne la gis booy bi mën na lii kee mën na lee kee mën na xam nga yooyu yëpp c'est des trucs yoo xam ne su ñëpp xeexee rek affaire bi day gën a yaatu donc je pense que loolu aussi tamit c'est important mais man li ma ci soxal li am solo ba am solo mooy na am visibilité waaw jël CD marché yi ngeen fexe maye gars yi teg rajo yi classe yu xam nga donc visibilité moom su ko yàlla am na ci def jàpp parce que toogaay tey bii bu toon Covid bi moom concert lay doon maa la loolu waaw dalaa sori woon naa ci sax ak Bakane te moom it yàlla dafa def studio bi lépp loo xamante ni comme bâche lumière son maanaam daal
in the house moom xam naa ne moom lépp loo xamante ni tey jii moom soxla na ko moom président soxla na ko ak baakan rek ci côté liggéey bi rek sa waay dina ko bil bunt yëpp waaw comme suñ am na deuxième partie ñu bàyyi suñ frère bi rek jéey mu kii rek après ñu kii. waaw merci Talla bon ak na continuité lay doon rek. donc je disais que continuité lay doon comme ni ñu ko waxee woon comme ni ma ko waxee woon bi may njëkk a jël parole soo amee sa rakk mu nekk ci benn dëkk yow nga nekk feneen parfois di nga toog di xalaat naka la nekkee ci dëkk boobu ndax mi ngi jaar ci yoon yu baax yi wala mu ngi def safaan bi su demee nag ba nekk ci loxo koo xam ne tey ah il a de très bons comportements mu ñëw wax ni ci kooku mu téléphoné yi ñu dégg ko xam ba ñëw ba gis et li ñuy mën mooy remercier ko remercier leen par à travers lui bi mu ñëwee ak idéem aussi wax na ci affaire production wax na aussi ki nga xam ne tey moom mooy jëmb ji ban intention la am lan la fas yéene defal Mbour ñu ne ko ci production bi ngay def évidemment kër jëri production fii dina def appuyer mais ci li muy defi Mbour aussi idée buñ ci am dinañ ñëw apporter ko c'est pour que mu gën a xam ne tey c'est un partenariat Mbour am na ñu ma fi xam de am na sax ñu ma woo déjà man ne leen ñëw leen fekk ma fii c'est pour que bu ñoom ñu def seen connaissance ak yéen pour ñoom coin bañ dëkk ñu mun a au moins commencer travailler comme il l'a dit moi j'ai pris ma retraite à la direction des bourses j'ai fait 20 ans à la direction des bourses je connais pas mal d'étudiants on peut à travers ça aussi am le mouvement estudiantin à Mbour comme à Saint-Louis parce que moi il y a un Saint-Louisien Omar et moi je connais beaucoup Saint-Louis. Donc loolu aussi mën nañ ci travailler. Il y a aussi des idées qu'on peut ñu mën a partager pour la jeunesse de Mbour parce que en dessus de tout ça je suis un directeur de collectivité éducative. On peut à partir de ci branche boobu ngeen jaar foofu travailler avec la jeune former des jeunes qui deviennent des moniteurs assortis des diplômes d'État et la formation n'est pas si difficile di ngeen permettre aux jeunes de Mbour d'avoir au moins un pas ci àdduna noonu ngeen leen mën a jëlee mais su ngeen leen bëggee jël ci affaire yu def ci meeting fii pour dem meeting sol t-shirt affaire yooyu vous êtes jeune vous aspirez à gérer Mbour travailler avec la jeunesse wan leen loo xam ne tey ils vont dinañ dem ëllëg mën a napp loolu aussi luñ ci mën dinañ ko ci def parce que nag kii ma bokk bàyyi man ku ma ko téyel lu ma mën dinaa la ko defal parce que yaa ko njëkkee xëy na ku ñu doon ñu fay. keneen dootu wax donc kii ñi ko wax mooy Ablaye Seck moom moo bokk bàyyi mais moom la def directeur société bi waaw parce que dañoo bokk bàyyi mais samay jaar-jaar ci début bi mais soo ko jógee Kaolack donc dafa métti woon trop sax li ma naan doomu aadama il faut pas que nga nëbb sa bopp fi nga jaar waaw fi nga jaar maanaam nit su la yàlla bindee nga bokk ci famille bu néew doole donc yaakaar naa ne que su may waajur am na lu bari lu ñu def ci aar am na ñu bari ñu tette ci nguur ak ci lu bari donc ba nga xam ne ne que tey jii àdduna li ci am solo mooy nit su jógee rek c'est parce que am na lu tax mu war a jóg damay wax Talla ne ko chaque fois damay wax chaque fois
damay wax chaque fois doo lay jël ndox la te donc dafa am équipe boo xam ne damay liggéey ak ñoom ñu gëm liggéey bi trop gëm liggéey bi mooy kenn ku ci nekk da nga nekk kilifa comme li ma wax ci Ablaye rek Sofia moom kenn dootu ko présenté li ma naan ko yow sa papa rek liggéey na ci Sénégal loo xam ne doomu Pa Alaaji Papa Dieng la donc loolu rek référence la parce que ñoom ay gëm-gëm dañoo am gëm-gëm moo tax ñuy ànd ak man donc Mame Sira moom mu ngi liggéey TFM mu ngi liggéey ci pas mal de trucs yoo xam ne ne que mënuma la sax expliquer yu bari yoo xam ne ne que kenn ku ci nekk moom suñuy waajur ñoo doon ànd sama yaay heure bu jógeen Kaolack ñëw Dakar kër waajuram lay wàcc ñun fa lañ ko doon fekk du ay milliers lii moo ñu boole donc je pense que ne le fait que sax mu bàyyi tey ay yiteem ànd ak ñun donc loolu dafa nekk lu rëy ci man donc je pense que yoon sooy jóg di dem rek yoon wi oyof c'est parce que suñu borom da ciy ànd xool yëpp nekk benn et puis mu nekk ànd ak yéene bon kii mu dendal mooy suma manager moom en dehors de avant projet bi su may dem Allemagne wala mu am lu ñuy waxtaanee ñuy ànd ci lu dëgg rek te yàlla tax donc parce que ànd boo gis ci àdduna sama yaay dama doon dégg mu doon wax naan mu ngi ci dégg maa ngi fenn mën nga nax ku ne mais mënoo nax yàlla parce que lii di xaalis lii di jigéen dafa neex ci xol la nekk mais bés boo ci deful ànd ak dal rek maanaam ku gaaw a sànku ngay doon waaw parce que gars yi dinañ wax sax dimension ay naan sàngara wala tox bu yàmba wala lenn mais xaalis ak jigéen dafa doy waar donc képp koo mën a àndal rek ren ba déwén ànd bi nekk dëgg rek c'est parce que vraiment ànd boobu dëgg la maa ko wax ba ci sama frère bi moom nee naa ko jàppee moom la comme journaliste parce que moom jaar na pas mal de ay RTS yeneen affaires yu démb dañoo toog ma ne leen mais man dama am sas da ngeen maa sas parce que sas bi mooy yéen ñëpp da ngeen nekk ak man te yàlla tax et ñu gëm que ne ñun bi ñu démarré ak léegi yàggul moo taxul 4 mois mais nit ñi ñuy suivre ci àdduna bi billaahi wallaahi taala damay jékki-jékki sax damay ba ci ay gouvernement bi du ma toog benn jour boo xam ne gouvernement bi ay kilifa yoo xam ne aw ma droit sax di tudd seen tur mais nit ñuy bàyyee xel ba ci léegi ci station bi moo ci toog moo ci mucc ci conseil ci yéen ci lépp. maa ngi ziar ñëpp di baalu ak ñëpp di baal bon baakan nag bu insister du ma mën lu dul jël kàddu rek wax ci comme ni mu waxee rek showbiz boole wu liggéey boole wu li ñu boole dafa jiitu suñu jot wante bon bari na ñu li leen boole jiitu seen jot waaye puso bi réer ci seen loxo mais moom man dama wax pour man moom dafa téye noo xamante ne que noonu lay gor di téye noo xamante ne que noonu lay jullit di téye te yàlla rek tax lu muy def boole ñu lu muy wax laajte te expérience am ak tolluwaayam toll na foo xamante ne loolu yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk donc bi mu ma ci waxee rek dama ko ne amul benn problème dinaa ñëw ñu ànd ñu dem xool parce que ñun tamit ay taskati xibaar lañu man dañ may féetale ci yu bëri mais j'aime bien man su may présenté wu damay toujours man journaliste la rek yem ci ndax loolu mooy métier bi nga xamante ne que moom laa choisir muy li nga xamante ne que moom laa fas yéene gën a liggéeyale sama réew donc ñun lii suñu liggéey mooy xool ak nettali bon donc bu ñu nee am na koo xamante ne que am na taxawaay bu mu am Mbour bëgg defar Mbour te nekk koo xamante ne nit ku jub la am na muy taxawee dañ ciy sawar di ñaan yàlla ànd bi mu jógee ci taala mu nekk loo xam ànd boo xamante ne benn yaakaar du ci tas muy ci wàllu Mouhamed di ci wàllu
waa jéeri muy Talla muy Bakar muy ñun ñu ci ànd ñun ñëpp muy ci tamit ci wàllu waa Mbour ñi nga xamante ne que fekk nañ leen fi ñi fi nekk bëri xam naa ne bëri na ñoo xamante ne que démb ak bërki démb bëri woon nañ fi doole waaye ñoom ñu choisir ànd ak yow yàlla bu seen yaakaar tas ci yow mbébét bi ngay am yàlla na ko yàlla yeggali fekk nga bañ a tas yaakaaru ñu ngi koy àndal ni nga ko gëmee di ci ànd di def ngir bëgg liggéey sa gox yal na la ci yàlla jàppale ba nga xamante ne que boo ko amee nga defee ko nu mu gën a rafetee ba bés bu nettali di am rek nettali ba rafet yal na yàlla yeggali mbébét yëpp defar yëpp ci barke laa ilaaha illallaah. waaw yaay moom ñu leen di nuyu di leen jaajëfal baax a baax ndax déplacement bi xam nga ne metti na waaw di leen sant nag aussi parce que sama lu ndaw li ngeen ànd ak moom di ko jàpp ci li mu nekk dama ciy kontaan te bu mu commencé expliquer ma man ko Ndiaye affaire bi man dama ragal de mais yaay loolu du dara damay ànd ak samay nawle rek ak samay moroom ñu jàpp dama bëgg defar dëkk bi ndax ci dëkk bu lañu juddoo ko waaw loolu de dëgg la dëkk bi ngeen juddoo de dëgg yàlla te ñun ñëpp bëgg nañ ko defar dëkk bi sama wax nag bu ci sore dama koy ñaanal rek di leen ñaanal yéen itam fi ngeen bëgg egg yal na leen ko yàlla eggale ci barke Sëriñ Touba loolu rek laa am ci kontaan naa sama xol seet na buñ ci seen président jërë ngeen jëf